suñu Sénégal neexul danga bëgg loo moomul ku ne suñu Sénégal neexul danga nopp ku la nobul ku ne suñu Sénégal neexul danga digge loo mënul boo bëggee fu borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ne boo bëggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo bëggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal li nga tollool dëkk bi ku nekk ak li nga méngool dëkk bi ku nekk ak li ngay nurool dëkk bi ku nekk ak ki nga jubool dëkk bi ku nekk ak ki nga déggool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xulool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xelool dëkk bi Sénégal mosula naqari ndax lu waay di xeeb nit a ngi ne siiw jot ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ne siiw yem ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ne siiw mos ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di maye asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 di leen nuyu di leen ziar rawatina yéen ñi ànd ak ñun samedi bu jot 10h jàpp 11h ci seen émission sociale toute la ville en parle nag tey jii ñuy daal di waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni ñenn ci ay taskatu xabaar suñuy confrères ñu ngi koy jànkonteel foofulee ca groupe Bay des médias lu ne mel lan moo ko waral lan moo leen naqari exactement lan moo ciy solution moo waral tey jii ñu dalal kenn ci ñoom ñu koy wax Paul Puy Abraham ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Ndeye Comba ñoo ngi lay fay balaa ñoo door danga may ma nuyu ñëpp maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu seen auditeur di la nuyu tamit. ñu lay dalal jàmm di la jaajëfal ci sa disponibilité coow li bari na wante di ñu wax naka nga duggee des médias. Ndeye Comba des médias
man maa ngi fa ñëw ci juillet 2016. bu may ñëw foofu comme ni nga gisee ñu bëri peut-être day am loxo bu gudd wala am koo xam da lay booleeg nit. nga dem nga dugg fa. noonu laa def. yow noo duggee loxo bu gudd wala baraalon. non du baraalon mais dama amoon benn professeur bu ma yoroon. mu xam Bougane moo ma booleeg Bougane. ci noonu laa dem ñu boole ma ak Massamba Mbaye mi nekk suñu directeur général. bu ñu mooy atu 2016 bu ñu tegee ñetti fan ginnaaw korité gi. ci laa dugg D-Média ma commencé fa liggéey. waaw boobu ba léegi naka nga duggee D-Média da nga fa dugg en tant que stagiaire wala da nga fa duggee contrat wala lan. bu ma ñëwee D-Média daanaka bu ma defee sama entretien ak Massamba Mbaye ba jox ko sama CV. dañoo waxtaan. mu ne ma léegi dañ leen di def contrat à l'essai 3 mois. renouvelable mais 6 mois. à l'essai. à l'essai léegi contrat boobu mu ngi jeex parce que maa ngi fa dugg juillet ñu dem ba janvier 2017 gi ci la contrat bi jeex. ça veut dire que def naa fa 3 mois renouvelable mais 6 mois. ci noonu balaa moo jeex sax ci lañ ma commencé wax ne maag sama beneen collègue la muy Pape Amadou Sy. sànq maa ngi dégg ci seen bande annonce ngeen ne ñu nekk D-Média. nekkatuñ fa parce que. nekkatu leen. waaw Bougane xam nga daa def lu ko neex ci contrat yi génneel ñu loo xam ne pour mu mun ñoo dàkk. ci noonu balaa moo jeex ci lañ ñu ne dinañ leen garder dinañ leen téye dinañ leen signaler contrat à durée déterminée mi CDD. ñaata at lañ leen wax. 2 ans. dafa jeex suñu contrat dafa jeex janvier mooy à l'essai bi dafa jeex. janvier à l'essai bi man luñ ci mën a dégg à l'essai. à l'essai mooy maanaam comme que maa ngi soog di ñëw D-Média. xamuñu man samay qualité. xamuñu lan laa mën. da ngay ñëw yow nga wane li nga mën. su patron bi kontaanee mu ne la dama lay téye. te ñun balaa contrat bi di jeex sax daanaka wax nañ ne dinañ leen téye. ndax kontaan nañ ci liggéey bi ngeen di def jamono ji ci D-Média. ci noonu la ñu paree janvier. ñu ne ñu téye nañ leen ñu def janvier ba mu jeex ci février bi nag. deuxième quinzaine février lañ ñu signé suñu contrat CDD. waaw bu ñu signalee CDD bi nag lu doon problème bi mooy retour contrat amul woon. parce que dañ koo signé deuxième quinzaine février bi. mais ci contrat bi ñu jox nii ñoo ngi ne 1er février lañ ko signé loolu sax du dara garaawul. mais amuñu woon retour contrat. maanaam. contrat bi parce que contrat normalement 3 exemplaires la. suñ ko defee 3 exemplaires dañ koy yóbbu inspection du travail. mu def cachet après patron ñoom tamit ñu def seen cachet inspection approuvé contrat bi léegi suñ ñëwee inspection day téye benn. liggéeykat bi téye benn. patron bi téye benn. mais nga xam ne signé nga contrat nga toog juróom benn weer munoo jot sa retour contrat xam nga ne loolu am na loo xam ne xel munu koo nangu. ci noonu lañ toogee depuis février ñuy daw ci contrat yi di daw ci contrat yi ñu ñëw ba juillet bii nii. fa la coow bi commencé parce que juillet bi dañoo toog ba le 14 juillet. ñaata ngeen woon bala nga ñëw ci juillet bi. def nañu réunion ak Bougane. mu nañu bu ñuy quitté xam nga dañoo nekkoon Médina ñuy quitté ñëw fii nii VDN. léegi bu ñuy ñëw nee nañu moom régulariser na 44 personnes. 44 bon ci nombre boobu la wax ne régulariser na 44 personnes. léegi ci non ñun xamuñu exact parce que ñun loolu la ñu woon bu ñuy signé. loolu la wax moom Bougane ci gémmiñam. mu ne 44 personnes la régulariser. non mais ñun xamuñu nombre mais xam naa ne man jour bu ñuy signé. loolu la ñu woon ci bureau Massamba. bëri woon nañu ñu jaabante ñu ñëw te xam nga ñun dëgg la peut-être suñu. expérience bu njëkk la. mais dañoo tafe suñu contrat yi parce que mënoo ñëw 19h ñu jox la contrat ñu ne la signal nga delloowaat ma ko. au moins waroon nga mën a yóbbu kii yooyu noonu. foofu damay nangu ne peut-être ñun suñu erreur boobu mooy parce que mooy suñu premier contrat bu ñu waroon signer. waaw mais nag bu ñu demee ba juillet 2014 pour ñëw ci problème jafe-jafe yi nu mu commencé. mooy juillet 2014 la ñu installé section syndicale bi SYNPICS D-Média. juillet bii nii. juillet bii nii passé. 2017 juillet le 14 juillet. waaw contrat yi ñu signé février ba juillet génnagul de. ñu ne ñu mu ngi inspection du travail ñu toog di xaar le 14 ñu def suñu session syndicale. ñu tegal ko. lan moo leen ci poussé. dañoo toog entre jeunes xam nga Sénégal dañoo war a bàyyi balaa suñu xamul nit ki fu mu jëm. ñu bëgg teg ay barrières ci kanamam dégg syndicat ñu ne tëll na damm na. te xamuñu nu mu fa demee syndicat nekkul ñaxtu rek. démb maa ngi lire ci presse bi syndicat xawma lan des travailleurs du public ñu joxe benn distinction baaxu mu nekk Grand Yoff kon du affaire da ñaxtu war nañoo mën a ñëw teg ay jéego parce que nit fu sa sutura ne gëm naa ne soo jàppalewul boîte bi mu dem ci kanam yow doo ko diigal doo ko yàq mais nag su nekkee yow
tu n'es pas en règle nekkoo en règle lépp lu ñu la laaj defoo ko. foo jaar da ngay tiit. ñun ñu taxawal ko parce que ay jeunes lañu. ñu toog ñu ne ñun war nañoo mën a di gis ak suñu direction parce que déjà amuñu responsable personnel. am na wax yoo xam ne soo ko bëggee régler tu es obligé nga dem individuellement. gis sa rédacteur en chef gis sa coordonnatrice. wala dem ci sa directeur nga waxtaan ak moom. pour yenn yi mën a saafaraw. ñu ne au moins nañ teg benn kii suñu paree ñu waxtaan ak ñoom. le 14 boobu lañ teg syndicat bi. Synpics foofu. Synpics ci biir des médias biir des médias yëpp télé bi rajo bi. tribune tout tribune et tout. xam nga pour teg syndicat déjà y a des critères xam nga Synpics dañoo am responsabilité bu mët sëkk. Xalilu laa jiitu ko. parce que dañoo def démarche yi parce que y a un nombre de signatures soo ko amul. doo taxawal syndicat. ñu respecté teg bureau. def yëpp secrétaire général bi di Cheikh Ndong Pape Amadou Sy. moom maag moom ñoo bokk même cas dañoo falsifier suñu signature loolu sax après lañ ciy ñëw. maag moom ñoo bokk même cas parce que dañ ñoo dàq la ñu mën a wax jox ñu contrat yu baaxul Pape Sy moo nekkoon secrétaire administratif man ma nekk porte parole. Assane Fall moom cadreur la. moom moo nekkoon chargé de revendication moom dañ koo affecté Kër Massar. yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat. waaye bu ñu ko tegee jaarale ko ci yoon nu affaire bi war a doxee. balaa ñoo quitté Synpics. ñoom envoyé nañu mail informé ne des médias taxawal na seen section bi ñëwoon njëkkoon na am. mais nag. da ngeen ko delloosi. dañ ko delloosi jeunes yi xam nga ñu fa nekkoon doon ko xeex. avant ñun ñu ñëw. ñooñu mën nañ ne benn nit laa déggoon ne parce que fekkuma fa woon. muy Evelyne Mandiouba moo doon xeex di xeexal seen mais nag ñoo xam ne yow yaa leen di xeexal yow nga nekk yow kese. loolu mënul ne. wala waa ji am ñoo xam ne da leen di utiliser. loolu xam naa dañ ci gën a dugal dañ leen di utiliser pour ñooñu ñooy xeex syndicat bi. lu mu bëgg a jaarale information ci ñooñu la koy jaarale. maanaam démb dégg naa am na ku toog ci rajo ba di wax ne booy yi dañuy fen seen contrat dafa jeex ñu daggal leen. man loolu je ne pense loolu sax du ma dugg parce que man kooku xam naa ne poosam la fa nekkal. parce que sa patron su la jegewul nga wax lu ne su la jegee nga changer discours. mais kooku kan la ko wax loolu. ki présente journal wolof bi. journal wolof bi carrément mu attaqué booy yi man kooku du ma ko wax parce que nit soo xamul rupture ak fin de contrat da ngay laajte ji. koo xam ne mënul lire chapeau bu baax ñu jox la chapeau en français nga bëgg koo wax wolof liiroo ko bu baax defe naa ne du kooku laay toog di waxante ak moom man awma lu may wax ak moom parce que bokkul ci direction xamu ci dara. moom simple employé la ko moom parce que nit ñi lu ñu war a def mooy jox reporter yi seen àq. reporter mooy dundal rédaction reporter mooy jëli xibaar bi reporter mooy ñëw mais dañuy ñëw reporter salaire bu baax sax mënoo ko am lu baax sax mënoo koo am. léegi ñoom ñuy jël yenn ñi di am seen privilège ci biir rédaction yi. parce que dañuy am auto am yenn privilège yu ëppale la salaire di présenter ñu yaakaar ne carrément ñoom ñoo moom rédaction bi alors que loolu du noonu. sérieusement léegi ñu dellu si waat ci wàllu syndicat bi. waaw bi ngeen ko taxawalee. Synpics a annoncé des médias que syndicat bi taxaw na. waaw qu'est-ce qui s'est passé. ñuy fàttali tamit on a essayé de joindre depuis ngeen def seen conférence de presse bi ñu ngi essayé joindre Massamba Mbaye nekk DG des médias mais boobu ba léegi décroché wul sànq rek maa ngi wax nañ ko essayé bu dee nangu na ñu dugal ko mu joxe version pour équilibrer mais apparemment buggul wax donc ñun def nañ suñu wareef. waaw léegi pour ñëwaat ci wàllu le 14 boobu nga wax lu ñu def. bu ñu dem ñoom dañoo bind mail. waa des médias. dugg bu kii ñun suñu mbëbët suñu objectif moo doon travailleur yëpp gis seen bopp ñu représenté ñun jamono jii may wax ak yow. travailleur nekkatuma des médias mais man pour man travailleur des médias laay représenté. parce que boîte soo ci nekkee ba nga xam lu muy dund dëggantaan. yow da nga leen di représenté. le 14 boobu même jour bi lañ ñëw jox lettre d'information. Massamba Mbaye mu nekk suñu directeur. ñu jox ko lettre d'information bi. xam nga Bougane du suñu directeur. ñu jox Massamba lettre d'information bi. le 19 ñu am réunion de crise ci syndicat boo xam ne mu ngi judd ban crise moo fa am des médias. crise amu fa. xam nga réunion de crise soo ne yow leader nga da ngay ñëw jàppul say employé nga ne leen yoon bi nii la suñu amee lu taxaw nga woo leen nga waxtaan ak ñoom waxtaanuñoo ak ñun. te ñu ne leader la. waaw le 19 boobu ñu jóge fa le 21. ñu tenir réunion ak Bougane. ñu waxtaan ci kër gi nu muy doxee menace xam nga rek ku nekk dit moom parce que dafa ñëw du la wax carrément yow Ndeye Coumba yow laay wax li nga def nii neexul. waaye day am fu muy jaarale pour wax. parce que lui il est fort en communication loolu moom. mën nañ ko koo may le 21 boobu la amal ak ñun réunion. Bougane wala Massamba. Bougane Massamba taxaw.
amul woon ak rédacteur en chef patron yi bokkuñu ci woon ñun la woon ak Bougane ak Massamba. mi ñuy liggéey Sen TV cadreur ñuy liggéey Zik FM journalistes yi techniciens yi ak tout le monde après ñun la njëkk a waxtaanee Zik FM Sen TV mu jógee fa dem réunion ak waa Tribune. mais man li ma yor man mi bokk Zik FM ñu am réunion mu ñuy menacer menaces yoo xam ne c'était un peu voilé du dévoiler wax affaire rek yooyu noonu. ñu waxtaan ci wàllu kër gi. yooyu yëpp c'était pour nous prévenir en quelque sorte parce que ci biir réunion bi ay menaces la doon teg. soo leen yaakaar pour wax leen seen pix bi daal du dem. non waxul dugguñu ci cadre. déggoo ma ne la ay menaces voilées la. duggul ci cadre syndicat bi nan la war a doxee wala noonu. dugg ci parce que da doon teg rek mu waxtaan dem yooyu noonu. ci noonu lañ demee. le 24 bi ci la ñu jot benn lettre ñun ñoo joxe lettre. pour autorisation tenir suñu âge. Massamba Mbaye lañ jox lettre bi. parce que moom mooy suñu directeur moom rek la ñuy wax. te ñun bu ñu jógee ci réunion bi dañoo luñ teg jéego buñ teg maanaam. dañ koo gën a ñeme. réunion 21 bu ñu am ak Bougane moo gën a tax ñu ñeme lu ñuy def. parce que ñun Bougane dañ ko ku nekk bëgg ñaan na yàlla doon benn Bougane ëllëg. jóge ci foo xam ne amoo dara. raam ba yegg ci fi nga xam ne. war nga mën a am dara nga doon référence soxlawul ñuy jàngal xale yi référence da ngay ne kii ci zéro la jóge yegg ba 1000. te référence la te ñun luñ koy nawee. daanaka lii la fit bu mu am jom bu mu am ak fu mu jóge. nekk taskatu xabaar tamit. nekk taskatu xabaar mu doon boo xam ne modèle la woon ci ñun. ñu bëgg ko. lu tax mu nekkoon ci yéen modèle maanaam ni mu jógee Walfadjri wala. nu mu jógee fit bu mu àndal am na vidéo bi daw ci réseaux sociaux bi ñu ne dafa am fit créer syndicat biir Walfadjri pour xeex ay droit wam. je pense que travailleur bu nekk am na droit te ñun travailleurs yi lañ doon représenté kon ñun suñu droit yooyu la ñu bëggoon. looloo tax looloo ñu may fit ak modèle bu mu doon ci ñun ñu dem ba le 24 bi ñu joxe lettre d'autorisation pour tenir suñu âge biir kër gi war a invité waa Synpics. le 25 bi ñu xëy. ci la ñu jox notification. ñu ne ñu léegi seen contrat man ak Pape Amadou Sy. yéen ñaar waaw Abraham Paul sama tur sax contrat bu ñu ma jox. xam nga quand on dit que entreprise bu sérieuse lañu sa employé au moins war nga koo xam. nga xam turam. même yéen seen bande annonce maa ngi dégg ngeen ne Paul Abraham. Abraham Paul Emmanuel Pouy laa tudd. contrat bu ñu ma jox sax binduñu sama tur exact. keroog rek maa ngi koy relever kon kooku xamuma kon. laa mën a wax. léegi ci lañ dem ba le 25 boobu ñu jox ñu notification ñu ne ñu seen contrat. février dañoo signé woon CDD. CDD laa wax la ñu signé ak ñoom de. ñu ne ñu seen contrat à l'essai day jeex. ñu ne leen loolu mënul nekk quoi. ma ñëw laaj Massamba ñu waxtaan ak moom mu ne ñu dem leen gis yaa tuuti ci laa dem jëli contrat buñ ma jox. ma ñëw j'ai vu que non seulement. am na article yu ñu ci yokk article 2 dañ koo yokk. ñu ne man dama signé contrat boo xam ne à durée déterminée la. de 2 ans avec une période d'essai de 3 mois renouvelable. kon ça veut dire que ñoom dañ koo calculer 1er février 31 juillet. juróom benn weer la. pour ñu mën la arrêter. pour ñu mën ma arrêter alors que signé wu ma ak ñoom loolu. ñu yokkaat ci beneen article mooy clause non concurrence. parce que pour maanaam débauchage la ñuy bañ. ku amul compétence xanaa doo ko ne dañ lay débauché ak yooyu. ñu toogaat ñu yokk ci beneen article 5 mooy maanaam classe 3 catégorie 1 de la convention collective des journalistes et techniciens de la communication bokk ci woon wàllu prime de transport amul woon. et pire encore. bu ma tourné sama mën naa ko ba fu ñu dem. sama signature dañ ko fa man maa njëkk a jot sa xam nga lu yàlla di def. Pape Amadou dafa ne woon du jëli bosam sama collègue la. man ma ne dama koy jëli ma dem jëli sama bos man jot naa sama bos une semaine. boo jëlee sa bos. suñu ressources humaines. yaa tuuti. kooku du ma dugg ci ay bagages am parce que ressources humaines boîte ressources humaines moo koy doxal. mën naa wax ne des médias pierre bu njëkk buñ teg. moo baaxul ci des médias moo tax lépp di xaw a weng. ndax lan. bëri na patron de presse. man tey je pense que Mbagnick mooy seen patron yéen. mais soo leen ko gisee occasion lay doon du fi ñëw di joxe ay directives di def lii du dugal loxoom feneen ak feneen noonu la Youssou Ndour ñeneen suñ ko gisee nee ñeneen ñi noonu la parce que ñu ngi fay teg da nga leen di wóolu ñu doon njiit. ñoom ñooy doxal mais
feene Bougane mooy buum mi mooy buum mooy fal mooy folli lu ko neex mu teg ko fa ñu teg fa ressources humaines boo xam ne jàngu ko dégg naa ñu ne assistante comptable la sax xawma lan la noonu kooku noonu yow ama ressources humaines soo amee say problème moom nga war a mun a woo mu defal la waxtaan ak yow conseiller la affaire yooyu kooku da nga koy woo sax mu raccroché la au nez te sama contrat bi buñ ma ko joxee maa ngi gis ne maa ngi ko signé le 1er juillet ñu ngi ko yóbbu à l'inspection du travail cachet inspecteur bi le 19 juillet 2017 la ci tegu ça veut dire que 6 mois yi contrat yi kon da doon nelaw parce que ñun enquête yi ñu jot a def am na ku ñu wax di liggéey inspection du travail mun nañu carrément contrat du fi def 15 jours peut-être mu am benn problème boo xam ne bu rëy la moo tax bu rëy la loolu mooy problème bi. léegi nga ne dañu falsifier sa signature. dañ ko falsifier mais fu ñu war a dem dinañ ci dem wàllu yoon boobu duñ ci wax. duñ ko falsifier maanaam sa signature moo ci nekk. sama dañ koo def mais du man. mais yow signé woo ko. mais signé wu ma ko man sama bos maa ngi ko jot une semaine presque avant. mais kaas loolu di bëgg a dugal procédure Pape Amadou Sy dem jëli bosam. parce que maa ngi moom ñoo nekkoon depuis CESTI nous sommes des amis. jour bu mu jëlee bosam daf ma woo ñëw ne ma booy lii du sama signature. moom tamit. ma ne kon nañu mën a combat bi ci la ñu dugalee ay suñu war a aw dinañ fa aw parce que fii yoonu dëkk droit lañ ne. dëkk droit lañ ne te wàllu yoon bi moom du ma ci dugg parce que lu nekk ci yoon dañ koy bàyyi dañuy ñëw ci fee yi. le 25 boobu la ñu jox lettre notification ma lay wax ñu ne fin de contrat mais 25 boobu ñu jox. notification bi dañ ñoo ko daté le 21 juillet te le 25 lañ ñu ko jox kon ça veut dire que ñooñu syndicat moo leen métti suñu dugalul woon. naka la tuddati suñ dugalul woon autorisation. pour tenir suñu âge peut-être ñoom duñ def loolu. duñ def loolu te originalu contrat bi indiwu ma ko du ma ko doxantoo sax da ngay gis ne dañ koo agrafe teppi ko dugalaat ko gis feuille bi yëpp bën la presque. parce que dalay leer na dañoo agencé ba mu leer leen bëgg lu ñu bëgg. ñu am ko ci noonu lañ dem le 28. ñu joxe affichage taf ñu ne la tribune chômage technique. chômage technique. ñuy jox ñenn ñi lettre de notification chômage technique bi ne leen carrément le 24 lañ daté lettre boobu nag gis nga chaque jour dañuy def benn dellu 3 jours daté fi lettre bi te ci jour boobu lañ la koy jox. li tax joxuñu la ko jour bu lettre bi génnee te yow chaque jour ngay xëy si. la tribune ñu yóbbu leen chômage technique dafa am code du travail. mais Paul lan moo tax Synpics bi déjà des médias yëpp la concerné lan moo waral kon ñu tëj tribune bàyyi Sen TV ak Sen TV ak Zik FM ak yeneen yi di fonctionner. non li tax ñu def ko. parce que Bougane nee na li mu perte moo bari bopp sooy bëggee dagg dara. bopp bi ngay dagg. dafa jël ñoo xam ne ñoo nekk ci bureau bi mu dagg seen bopp. maanaam ñu nga xam ne ñoo nekk muy Cheikh Ndong mooy secrétaire général bi tribune la ne. peut-être daf leen yóbbu chômage technique pour un peu mettre en mal xaw ma nag loolu la. pour un peu mettre en mal waa tribune ak Cheikh Ndong ñun ñi nga xam ne ñoo ngi fa woon te jotaguñu suñu retour de contrat mu def lu ko neex lëbëj contrat yi pour ñun mu génnee ñu fa. mu affecté Mambay amu ci bénéfice boobu ba léegi mi ngi perte ay millions yu bari. loolu. mais nee na tribune dafa am fayit. mais xam nga patron de presse yi dañoo war a bàyyi benn discours bu ñuy am doxul te duñu baax xam nga loo xam ne da ngay ne doxul. da ngay baax fii Sénégal loo xam ne da nga ciy perte da nga koy baax mais doxul ba pare te da nga koy continuer di ko def nga bàyyi bu ñu taxawal section syndicale bi nga indi ay wax te jour réunion bi moo ngi ne tribune carrément day fay imprimerie à l'avance ameelul kenn dara suñu réunion bu ñu am ak moom. man je pense que en tant que modèle en tant que humain am na yoo xam ne waruñu koo def mooy plus de 30 pères de famille nga yóbbu leen chômage technique. waxoo leen lu ci gën a garaaw mooy su ñëwoon na leen dama leen di yóbbu chômage technique waaw parce que lii moo tax lii ak lii ñu waxtaan. parce que am na yoo xam ne yoon da koo tëral ba mu mët sëkk mais def ko loolu muy loo xam ne dafa mettit lu ci xol. nga gis waa tribune dematuñu te quoi qu'on puisse dire. mais waa tribune lu ñu wax parce que ñoom kenn déggu leen. am nañu Cheikh Ndong moo porté combat bi ak Cheikh Ndong ak kan bariwul. ana ñeneen ñi. ku nekk dem na toog ñun ñoo war a porté combat parce que. c'est droit mais bi ngeen sampee Synpics biir des médias ñaata personne la woon. bu ñu sampee kii bi. waaw signature yi indiwuma sa signature yi bëri nañu su nekkee personnel bi 100% la. waaw 95. 85 yi signé nañu ba jënd carte de membre. mais kon lu tax actuellement ñu bàyyi leen ak xeex bi. non
xam nga sénégalais foofu laay ñëw. sénégalais. dafa bëgg toog nga xeexal ko mu ñëw ñoom ñëpp man kuy liggéey des médias laa woo. xeex bi xeexam la xam nga li tax tey ma ne lii xeexu noble la. te dama kontaan démb dama toog ñu jox ma information bu ma kontaan loo. parce que man discours moo doon tenir mooy ci monde bu ñu nekk nii daa am ñoo xam dañuy xeex pour ñeneen ñi dem. ba ñenn ñi di ci bàyyi seen bakkan. te li ma kontaan loo mooy démb dama toog ñu jox ma information ñu ne ñu commencé nañu seen séddale contrat ñu ma signé loon février commencé nañ leen séddale contrat kon ça veut dire que pression bu ñu leen wax ñu ne retour de contrat amul moo tax ñu commencé séddale contrat yi ñu woo am ñu ma woo di ma soutenir ñu ne ñoo ngi leen di soutenir mais mënuñu koo fësal parce que peut-être suñu amee am nañ seen retour de contrat nañu ñëw ñu xeex bi parce que ñu bëri dama leen di comprendre amuñu woon seen retour de contrat dañ doon ragal mais ñun ñi nga xam ne ñun ay jeunes lañu borom karaw gu ñuul lañ dara umpuñu ñu jël Bougane mu nekk suñu modèle kon ñun dinañu xeex bi moo tax ñeneen ñi peut-être defoon Bougane seen modèle tey da ngeen am déception ci Bougane. non dañoo am déception. xam nga ñun buñ nekkee des médias ku attaqué woon des médias attaqué Bougane. suñ neexee ñu ñëw ñu ne carrément doo ko fi attaqué. doo ko fi attaqué waaye nag comme que jamono jii nii moom def na lu ko neex nekkatul suñu modèle parce que ku jalgati yoon ñun dañoo jóge ci kër yoo xam ne dañ ñoo yar ñun ñett ñuy nekk Cheikh Ndong. grand sax laa koy wooye Pape Amadou Sy c'est un ami parce que on était ensemble aussi depuis suñu première année. ñun ci famille yu baax la ñu jógee ñu yar ñu jàngal na ñuy waxee. soo gisee suñu conférence presse mosu ñoo wax déborder saaga mosu ñoo wax def dara ñun xam nga lu ñu bëgg. dañoo def rupture de contrat. am na loolu ñu ci tëral. kon suñuy droit nañu ko fay ba mu mët sëkk. jamono jii lu ñuy wax nii dama jàpp ne ay ragal la. parce que yéen da ngeen di kaas pour dellu des médias wala seeni droit ngeen bëgg ñu fay. man dellu des médias suñu ma doon may lu ne ci biir delluwuma des médias. su demee ba lii man amatuma confiance ci ñoom su demee ba lii amatuma confiance ci ñoom. mais est-ce que yéen ni ngeen def nii dina tax yeneen patron de presse yi sawar leen a dugal seeni presse. patron de presse bu nekk en règle. wóolu boppam fii bëri na xam nga foo dem am na ñoo xam dañuy jalgati am na ñoo xam ne ñoo ngi ci yoon am na presse yoo xam ne fii nii ay patron de presse modèle lañu kenn du leen tudd Sénégal wax wàllu presse wax wàllu journalisme te duñu leen tudd. amul fii nii Sénégal am na ñu ci nekk modèle parce que nit soo demee ba nga ne business nga teg. comme que léegi ñoom business lañ koy woowee. ma employé moo Bougane business parce que nee na groupe des médias 5% au business am la 95% de ses problèmes. mais soo demee ba teg business da ngay nekk leader xam nga sànq fa laa doon ñëw leader ak patron ça fait deux. leader mooy koo xam ne day ñëw. ñakkante ko gars yi ne liggéeykat yi yoon bii laa bëgg ñu jaar ñu dem ci. wala nga nekk patron yow sa caravage ngay yor di dóor di joxe say directive mais motivation boobu du ci am te lu ñu mën a wax man li ma bett des médias ba bett ma mooy lii nii am ñu nga bëgg a dàq ay jeunes. na ñëw rupture de contrat la woote. waaw rupture ak fin dafa am xam nga ku doon wax démb dafa xamul rek rupture ak fin de contrat am na. mais su demee ba rupture ko na fay suñuy droit ñun suñuy droit la ñuy kaas. seeni droit suñuy droit xam nga moom day toog mu ne day maye 1 million. 1 million yooyu yéen ñii ngeen nekk journaliste. ak ñu may déglu nekk journal nekk ci kii day ñuy dajeeg reporter des médias xam nga des médias dañuy toog ñu ne waaw def nañu lii may nañ kii lii mais loolu feeñul ci yow mën nga gis reporter des médias bu feeñ ci moom xaalis boobu ñuy maye amul. ñun lu ñu sekkoon ak suñu patron Bougane Gueye Dany mooy ñu liggéeyal ko mu fay ñu kon su demee ba liggéey boobu amatul mën nañ ko ñu terminer ko ci jàmm mais suñu woowee di ñu proférer ay menaces. di wax. yan genre menaces. non ay mburu am naa farine am naa boulangerie am naa mburu yéen amoo leen dara. ah bon. waaw loolu waxam la man dama koy wax moom loolu waxam la. wala mois bi passé pour mu fay employé mu yóbbu leen ba le 8 parce que gars yi dañ doon jéem a syndiqué affaire yi di jéem a xokkatal nit ñi mais loolu dañ ko war a baax réewum droit te dafa am législation bu ñu fi teg jëm ci wàllu travail ñu ne carrément wàllu droit xaw ma ci lu bëri ku la neex syndiqué fu mu la neexee am nga sa droit liggéeykat nga. fii kuy liggéey pour avancer la su nekkee da ngay liggéey te mënoo avancer man je préfère ma am liggéey bu garantie même su nekkee diir bu. gàtt la que ma am liggéey boo xam ne garanti wul ma nekk fa àdduna ba muy jeex te du ma ci am ay avantages loolu mënu la des médias. am na ñu fa nekk seen contrat balaa ñu koo jot su nekkee 100% personnel 90% ñoo amoon retour contrat. ñenn ñi amuñu contrat comme Ali Fall nu mu ko waxee suñu conférence bi. contrat mënuñu koo gis
pardon de presse foog ñu xam ne reporters yi man du ma wax sax ñi présentateurs yi wala ñeneen ñi kii yooyu man reporters yi laa bëgg ñu jox leen seen gëdd parce que reporters yi ñooy doxal rédaction reporter mooy dem nga indi ko fii nga indi ko fële te loo gis tamit patron yi foog ñuy waxtaan ak reporters yi waxtaan ak ñu nekk ci rédaction yi nga leen di motiver parce que motivation fu mu amul liggéey du fa am yenn décisions yi mun ñu koo jëlee ci kaw indi ko mu daanu ci suuf comme temps yee mu ñëw indi mu ne léegi 8 heures de temps ngeen di ma liggéeyal indi 8h30 16h30 soo tardé ñu dàq la ñu dagg la sa salaire te genn wàll gi yëpp ci wàllu salaire yooyu fu ñuy fayee ko mooy transfert d'argent mais où est-ce qu'on a vu une entreprise sérieuse ñuy fayee ko ay transfert d'argent te yow kuy liggéey ñaan nga yàlla am contrat dem peut-être benn banque def sa prêt tabax sa kër def ci loola neex jënd sa oto nga avancé ñu xam ne yow kii mu ngi liggéey teral ci say waajur mais soo demee transfert d'argent ñu jox la ko globalement noonu nga ñëw moins de 5 minutes mu jeex ak ni ñu xamee dund bi nu mu méttee surtout nga jóge ci ville yi nekk à l'intérieur du pays nga ñëw ñu jox la globalement sa salaire sooy fayee ko benn 60 000 nga ñëw fay ci néeg nar a kii ak yooyu day jeex kooku au moins suñu amoon ressources humaines boo xam ne xam na liggéeyam moom moo waroon njëkk a xeex loolu mais amuñu ko. ñu leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal kile di Paul Abraham Emmanuel Pouye noonu la. bokkoon des médias yaa ngi woon foofu am fa ay jafe-jafe est-ce que bi nga xamante ni yéen a ngi ci xeex bi parce que nee nga actuellement li leen soxal mooy seeni droit est-ce que am ngeen appui Synpics waa CORED ak yeneen kuréel yi nga xamante ni dañ fi nekk pour xeex ak yelleefu taskatu xabaar yi. appui bu ñu am moom mooy waa Synpics bàyyiwuñ ñu benn yoon ginnaaw. lépp lu ñu war a def. Synpics moo ngi koy def ci ñun. comme ni ma la ko waxee wàllu yoon bi dañ koy bàyyi noonu mais lépp lu ñu war a def. ak fu yoon war a am. xam nga yoon tamit durée bokkul ak durée nit ñi. comme Fabrice Nguema lu muy wax. temps justice bokkul ak temps wu nit ñi. nit ñi dañuy bëgg mu yàkkamti mais da ngay jël sa temps nga def parce que étape par étape la inspection travail soo ko jógee mu dem feneen moo ko jógee mu dem feneen. ñoo ngi xeex. mais ci loolu noonu nga wax message may lancé mooy waa des médias nañu xam ne lu ñuy xeexal ñoom la. pour ñoom la. pour ñoom la parce que xam nga ce qui est grave. temps yii am na Gora Ndaklo ak Assane Fall. ñu gañ des médias gagné benn marché ak mooy élection de représentativité yi. Mademba Sock. mu fay commercial ñu war a def 8 jours ci àll bi. 8 jours en télé xam nga ne ay millions la ñooñu di dem tukki du ñu xam ci loo nekk du ñu xam ci loo def. 20 000 francs lañ leen yónnee pour connexion envoyé papier te ñooñu am ay njaboot yoo xam ne fii lañ leen ba kon ça veut dire que am na yoo xam ne liggéeykat bi yow yaa koy xeex. yow yaa koy xeex ba mu mët sëkk waaye du ñeneen ñi ñooy ñëw pour xeexal la ko moo tax waa des médias foog ñu xam ne xeex bii seen xeex la parce que man fekkee naa fa une fois liggéeykat yoo xam ne dañuy am problème ñu dàq leen 2 jours après ñu négocier ñu ñëwaat te doo xam yan critères la ñuy liggéeyee ñuy frustré wala yooyu noonu moo tax damay ne lii seen xeex la nañ ko xeex nit ki liggéey da ngay bëgg avancer su nekkee mënoo avancer nga dellu toog seen kër soo yeewoo di teg ataay comme ñeneen ni ñu koy defee. mais am na yeneen mutation yu am à part yéen ñi ñu dàq. am na yeneen mutation moom fa ci membre bureau bi xam nga 5 personnes la ñu woon. ñun comme que ñun ñoo amul woon retour de contrat mu ñëw. mu def rupture de contrat nañu 3 mois d'essai ngeen am. léegi jeex na dem leen Cheikh Ndong moom tribune la ne parce que depuis 2011 xoolal ku nekk depuis 2011 ngay liggéeyal nit CD ba 2017. 6 ans CDD nga nekk ba léegi. ce qui est anormal ñu jógee fa Mambay Ndiaye moo doon présenté journal. Pikine lañ ko yóbbu. Pikine fan ca Pikine. am nañu antenne Pikine xaw ma fan la. Assane Fall chargé de revendication Mama Ndiaye moo nekkoon trésorier. Assane Fall chargé de revendication ñu yóbbu ko Kër Massar avec des conditions catastrophiques yoo xam ne bind na leen lettre ne leen carrément man conditions yi mu fekk cadreur la professionnel la. li ma bëgg mooy ngeen jox ma caméra jox ma trépied jox ma lumière jox ma micro parce que nee na matériel bi moo fa fekk da ngay taal caméra bi. enregistré dictaphone voix waa ji jël image yi soo ñëwee nga jéem a agencé voix wu dictaphone bi ak image yi amul lumière amul dara léegi suñ image yooyu ñëwee jàll ñu ne non Assane Fall moo def lii loolu ci crédibilité am lay yàq. kon entreprise sérieuse su nekkee ñu ne entreprise sérieuse la na def yenn yi na def lu ci war normalement na def luñ ci war. parce que ñun suñu mbëbët buñ koy taxawal mooy. one direction bi peut-être lii def ngeen ko kontaan nañ ci lii def ngeen ko. suñ defoon nii est-ce que duñu améliorer parce que loo gis améliorer la. kër goo dem am na ay jafe-jafe mais dañuy waxtaan ba juboo xam carrément lii mooy jafe-jafe yi
lii la ñu war a def te syndicat ci noonu lay doxee ñaata këru liggéeykat ngay gis ñu def syndicat est-ce que di nga leen dégg ñu grève est-ce que da nga leen di dégg ñu grève syndicaliste nekkul yenn idée yu ñu am la ñu war a ba te ce qui est grave moom Walf dafa créé woon syndicat. moo tax ñu dàq ko su ñëwee taxaw ñu ne du syndicat bi moo leen metti damay laajte damay ne loolu ay liir bu juddoogul. lañ koy wax par rapport seen communiqué bi nee nañ du syndicat bi. syndicat bi la ñun ñi nekk foofu syndicat bi la. syndicat bi la xam nga man am na yoo xam ne du ma toog ci antenne di ko wax man ñu nekk fa 1 an. am na yoo xam ne xam naa ba fa. te lu ñuy wax lu ne sutura dafa baax droit de réserve dafa baax ci nit. mais suñ neexoon ñu toog fii wax fa pratique yoo xam ne wala yenn yoo xam ne jaarul mais yooyu ñun duñ ko def yenn yi moom am na yoo xam ne pour man jiko du jiko góor te comme ni ma la ko waxee ñun dañ ñoo yar ñu jógee kër gu baax ñu jàngal ñu jox ñu éducation. parce que loo gis éducation la ci àdduna. comme droit de réserve am nañ ko am na yoo xam ne duñ ko wax. tey jii naka ngeen fas yéenee def parce que nee ngeen seen i droit ngeen soxla SYNPICS mi ngi leen di jàppale yéen a ngay foofu ca inspection du travail naka ngeen fas yéenee def pour le reste. pour le reste. mën a combat bi. ba fu mu yem neex. amul loo xam ne dinañ ko may. benn yotaa duñ ko may te duñ dellu ginnaaw. xam nga comme ni ma la doon wax am na ñoo xam dañ leen di dàq ñu nekk fa liggéey fa nga fekk leen fa. ñu dàq leen 2 jours ñu maslaa ñu ñëw ñu indiwaat leen te doo xam man am na koo xam ne xam naa ko des médias. dafa defoon benn problème ak waa ji ñu dàq ko ñu lijjantiwaat ko mu ñëwaat ñu dagg salaire am pour ba ko mu toog xam nañ ne liggéey dafa metti dëgg la liggéey dafa metti loolu dañ koy seede mais nag sooy wut liggéey da ngay wut liggéey bu assurance nga am ci assurance mu assuré mais di liggéey pour lii nii loolu doxul te ñun lu ñu fas yéene def mooy dinañ ko yóbbu ba lu ñu yoon may ñu jël parce que xam nañ ne Sénégal santul Guèye Sénégal ñun ñëpp sénégalais yi ñoo ko bokk ku nekkul ci yoon dañ la war a teg du ay xaalis moo ñu ëpp xaalis fuuf loolu duñ ko seede de mais ñun jom bu mu amoon bu muy nekk Walfadjri courage boobu nekk jeune am fugg bi ñun moom la ñu am tey détermination boobu la ñu am parce que ñun mënuñoo nangu monde prolétariat ak bourgeoisie jeex na jamono yi nga xam ne ñooy fee la ñuy dëkk ñële fële la ñu dëkk ñu leen di exploité amatul nit soo ko employé da nga koy teg ci lu leer signé leen ay këyit tubaab këyit la xam kon nañ ko teg ci lu leer déjà ce qui n'est pas sérieux nit ki nga signé ko contrat 6 mois mënoo koo jox retour contrat wam nga koy fayee ay transfert d'argent non mais loolu du entreprise. tey jii naka nga gisee code de la presse bi ñu adopté fii ci Sénégal. code de la presse dañ ko wax nañ ko nii. mais application bi la ñu war a def. appliqué wuñ ko nañ ñu ko appliqué. ngir yàlla war rasuuli. ngir yàlla wala rasuuli nañ ñu ko appliqué parce que jamono jii nii reporters yi sonn nañ tey te ñoom ñoo yor maison de presse yu am. lu xew lacrymogène naaw mu ngi dem tey xeex am na fële yaay dem doo am assurance amoo dara soo fa jëlee ay gaañu da ngay ñëw ñu dàmpaañ la benn dàmpaañ boo xam ne kenn xamul mënul sax jël sa frais yeeg yëpp nga am ci feebar bu métti sa njaboot moo lay faj comme soo nekkee foo xam ne amoo leen IPM amoo leen yenn yi da ngay sonn kon code de la presse su ñu demee ba taxawal ko na ci reporter yi gis seen bopp mu commencé fu suuf parce que dafa am ñoo xam ne dañuy nekk ci kër ñoom ñooy bénéficier ci privilège yi ñeneen ñi moom ñooy def le boulot fu metti fa lañ leen di yóbbu suñu leen yóbbu leen ba fu ne Tamba fu ne du ñu xam ci yan condition nga ne du ñu xam nag lekk nga di nga xam nag naan nga yéen ñoom lu leen amal importance mooy l'essentiel na seen papier ñëw xamuñu ni nga yeewoo xamuñu li nga kii bëgg la exiger yenn yi kon code de la presse suñu demee ba adopté ko ngir yàlla nañ ko appliquer te reporter yi gis ci seen bopp. Paul Abraham naka nga gisee kuréel yi di CORED ak convention des jeunes reporters du Sénégal. dëgg ci yàlla moom convention des jeunes reporters man bokkuma ci. pour wax dëgg lu tax bokkoo ci. bëggoon naa jënd carte de membre ba mu waxtaan ceeg mi ngi Marème Ndiaye mii sama benn confrère bu baax ñu nekkoon sësti. mais jënduma carte mais xam naa ne ñoo ngi def liggéey bu rafet. mais nag. mais est-ce que soutenir nañ leen. souteniruñu nag dëgg ci yàlla jotuñu benn appel mais parce que tamit peut-être comprendre naa leen. est-ce que def ngeen demande de soutien je sais pas. non def voilà fa laa doon jëm peut-être nu ñu leen bindulee demande de soutien la moo tax kii ñu correct tamit sentiruñu leen mais SYNPICS moo ñu gën a jàppale mais nag peut-être yenn yi da sa yéene. parce que am na confrère yoo xam ne dañ lay bind message yu daw yaram ndeysaan. soo ko liiree da ngay xam ne yaa ngi am seen soutien mais nag peut-être dañ cee mënul dara ñu war a def seen liggéey réellement. mooy waa inspection du travail dugg ci këraat yi pourquoi comme nu ko Khalil waxee du Khalil Ali Fall pourquoi ñu bëgg a def presse bi benn cas boo xam ne isolé la. duñ dugg xool nag kii mu ngi en règle wala newul en règle.
ñaata nit ñooy nekk ci terrain bi nekk fa 1 an 2 ans yoo xam ne yow daal da nga leen di utiliser di leen fay benn 60 000 di leen fay benn prime de transport 40 000 di leen bàyyi ñu dem di ñëw. correct mënu ma cee wax lu bëri mais convention jeune reporter yi xam naa ne ñoo ngi def liggéey bu am solo. bu am solo ñoo ngi koy def mais nag am na yoo xam ne ñoom mënuñu ko. dëgg si yàlla. mais pour yow correct am na njëriñ. non damay fas yéene bañ correct. mais lu tax bëggoo wax ci correct. non bëgguma wax. xam nga am na yoo xam ne soo nekkee kuréel. yow sooy def communiqué daanaka pour tirer la wala wax yenn prévenir wala def yenn déclaration yi pour bañ cee dugg xóot ci noonu moo tax. mais dama bu mu amee waroon nañu au moins def communiqué. indi ñëw pas pour cas spécifique de reporter man li may xeex tey. samay droit laay xeex de du 2 reporters mais pour un groupe de presse et pour surtout personnelu tribune. waroon nañoo mën a ñaawlu. waroon nañoo mën a ñaawlu chômage technique yaa moom sa patron yaa moom sa kii sa boîte. yaa xam recette yi ngay def yaa xam li ngay def mais soo yóbbu chômage technique. au moins par respect nga woo personnel bi fay liggéey nga ne leen dama am lii lii dama bëgg lii ñu waxtaan avisé wul waa tribune sama baat ni poto avisé wul waa tribune jour bu affaire bi amee ba Cheikh Ndong jot notification ci la woo yenn patron am yoo xam ne ñoo ngi la tribune mu wax leen ko ñooñu ne ko yëguñu ko en tout cas ngeen yaakaar ne loolu lu neex la neexul ci xol lu ñuy xeex nii du xeexu ñaari nit du xeexu ñaari parce que gis nga problème bi fës des médias. partie visible iceberg bi la rek partie visible bi la nii. mais am na yoo xam ne soo ci duggee au fond da lay leer ne nekkuñu en règle ñun lu ñuy ñaan mooy suñuy droit nañ ñu ko fay su ko neexee ñu bëggul syndicat këram moom këram sa kër moom kenn du la fa fekk wax la liñ fay def. waaye tamit nañu fay suñuy droit mu doxalee këram nu ko neex te man damay yaakaar nit sooy doxal sa kër. dëgg la sa loxo mën na cee ne mais tamit doo ñëw di waññaar loxo ñeneen ñi pour teg lu la neex moo fay am lu la naqari moo fay am parce que am na des médias am na ay professionnels yu fa ne ñu mën seen liggéey journal 12h déglu ko Birahim Touré da ngay kontaan ci moom. Evelyne Mandiouba. Pabes Léopold Tamba Fabrice Nguema tur yu mag laa lay wax nii ñoo xam ne mën nañu seen domaine fu ñu nekkee mën nañu ay njiit. kon nañ leen bàyyi ñu def seen liggéey mais moo tax ma ne la première pierre bu ñu tegee des médias moo jubut moo tax mu dëng parce que soo amee des ressources humaines boo xam ne xamul lu muy def nga teg benn directeur boo xam ne. directeur de noo la tey da ngay gis benn këyit ñu gis ko Bougane mooy signé ginnaaw suba nga gis benn këyit Massamba mooy signé te Massamba il est le directeur général. Bougane il est le directeur xaw ma holding xaw ma nan la tudd groupe am bi xaw ma sax nu mu tudd. kon nit soo ko man Paul Pouy ku ma jël fu ne soo ma responsabiliser je prends des décisions dañ koy appliquer excusez-moi. suñ ko mënul appliquer man ma teg samay kaaka ma xam ne matuma fa njëriñ parce que mënuñu ma fa teg ma nekk directeur wala Bougane ñëw nekk directeur am comme nu kii def si Lamine Neff ñëw nekk directeur am mënoo ne man du ma directeur ba pare je prends les décisions émission bu jàll maay validé émission bi nu mu ma neex lañ koy tuddee émission bi li ñu ci war a def man maa koy wax mais yooyu doxul. presse dañuy ne liberté de la presse mais liberté de la presse dafa war a commencer ci këru presse yi ñu xam des fois da ngay déglu kenn wax carrément ci rajo mu leer la ne patron am mooy nekk ci ginnaaw parce que am na conflit ak kële mu bëgg ñu sànni ko ay xeer responsabilité boobu noonu le patron de presse yi war a def journalistes yi sonn nañu sonn boo xam ne Sénégal kenn joxu leen cër kenn joxu leen gëdd te jàng bu noble la da ngay génn def concours ceci kenn ci nekk ci dëkk bi pour nga am liggéey day met nga jógee ISIC jàng wala beneen école nga jàng bay bëgg a dee ñëw ci rédaction ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñëw gën la fa tekki dara parce que ñoom na patron bi di bëgg ñu def li ñuy def ñoom ñooy wax pour bëgg a siiw ñoom ñooy wax bêtise ci antenne bi ñoom ñooy def yeneen yi wala nga ñëw fekk fa ñoo xam ne am nañu expérience yàgg nañ terrain bi xam nañu nga jëlee say nit ñoo xam ne kenn xamul fu nga leen jële ñëw na leen dëj ci kër gi ñeneen ni comme que ay nulaar la ñu nga bëgg leen bale. Paul Pouy ñu lay laaj tamit ci leneen loo xamante ni soxal na actualité xam naa ni nga attaqué des médias métti na mbirum Ami Collé naka nga ko gisee ak ki lee di Ouleye Mané nekkoon taskatu xabaar ñu libéré ko ak Penda Ba ci affaire des mœurs ak ay audio ci réseaux sociaux ainsi de suite lan moo ci sa analyse. ci wàllu actualité moom. li ñuy wax leen la. njiitu réew. même su dul njiitu réew sax
dëgg la peut-être président de la république mun na am grandeur mu baal leen mu jéggal leen. mais même su dul man ak yow rek Ndeye Comba am na rapport humain bu ñu war a am. ba yenn yi du ma ko yëkkati di ko teg ci sa der. mais président moo war a am benn grandeur xam ne moom institution la xam ne moom moo représente sénégalais yëpp. xam ne carrément ñii peut-être ay jeunes lañu juum nañu. bàyyil ma jéggal leen mais am na wax yoo xam ne nit mën nga opposé wu xam nga Sénégal damay toog comme élection yi passé ma ne non politiciens yi sonal nañu quoi dëgg si yàlla ñun war nañoo mën a indi ñeneen ñu politique parce que da ngay suivre des fois seen débat yi saaga bi yëpp mën naa ne politiciens yi ñoo ko indi parce que ok ñu indi ay débat d'idées waxtaan lii waxtaan lee ay programme mais ay programme indi lii laa bëgg a def lii suñ ma joxee lii ak lii ak lii mais duñ ko def dañuy saagante surtout ci jeunes yi xam nga man ci modèle bu ma la waxoon tamit sànq ci Bougane ma dellu ci. Bougane dafa dem ba jël benn décision mu ne jeune politique yi bu ko kenn jàllale parce que benn jour dañoo teg saaga. moo faa ko ci loolu parce que dama ne jeune politique yi jàllatuñu woon de mooy jeune ñu nekk ci ay wàllu structure jeunes yu nekk ci politique yi. mooy xale yi pour la. non parce que genn-wàll gi yëpp ok ñu def dañuy saaga dañ ciy invité kenn mu saaga ba muy xolam doy mu soog di ñibbi te man je pense que un jeune su jógee bëgg a tontu. Wade un jeune de l'APR bëgg a tontu Wade je pense que ñoom ñaar bokkuñu catégorie. Macky wala keneen wala porte-parole peut-être gouvernement bi moo war a mun a ñëw nekk cranam tontu ko. pas jeunes yooyu di jóg di wax. moo tax dama ko ci doon naw ci loolu bu ma déggee mu ne carrément bëggul jeunes yi di jàll ci rajo parce que dañuy saaga. ma kontaan ci loolu. politique Sénégal dañoo war a def politique autrement xoolaat jikko yi xoolaat xol yi. parce que jamono ji mun nañ ne dafa yàqu. te ñu xam utilisation bu ñuy def ci Facebook. réseaux sociaux yi manière générale. mais na nga gisee ni ñuy condamné parce que nee nañ souvent ñi nga xamante ni ñoo fësal audio bi wala photo bi wala vidéo moom dañ leen di jàpp yoon da leen di daan. waaw su fekkee porté nga plainte. mais dañu gis kaawu Ami Collé moom dañu fësal vidéo mais moom la ñu jàpp. alors que kaawu Mbathio mi ngi nekk en liberté ñuy wër ñi nga xamante ni ñoo fësal photo yi ci WhatsApp. non man keroog maa ngi dégg kii ministre chargé des données personnelles j'ai oublié son nom. Innocence Ntap Ndiaye. non du moom te mu nekkoon Saint-Louis awa xaw ma nan. awa Ndiaye. waaw dafa mel ni moom laa lire données personnelles mu ne su bëggee porter plainte mun na porter plainte ku siiwal kii. man je pense que ku siiwal mooy responsable bu gën a rëy. parce que tamit xam nga groupe dañuy ne réseaux sociaux la. mais lieu privé la tamit. non groupe privé. groupe privé la. kon ça veut dire que am na yoo xam ne suñ ko waxee dafa war a des foofu mais surtout googu moo amatul ak xol yu ñuul yeeg yooyu noonu. moo tax ñu war ko defal mais tamit taskatu xabaar yi ak site yi koy publier. non mais site yi yenn yi dañuy bëgg a jaay. ah mais am nañ ci part de responsabilité. bu rëy sax bu rëy visibilité la ñuy wut. soo bëggee bu visibilité ba lor nit ki xam nga nit ki sooy xalaatoon comme ñun suñu professeur Mame Less Camara. lu mu ñu doon wax ak Ndiaye Diop en rajo bu ñu nekkee troisième année CESTI soo demee bay wax benn affaire nga xam ne kii su nekkoon sama yaay la. wala kii su nekkoon sama mag bu jigéen la. kii su nekkoon sama papa la est-ce que li may génnee nii njabootam su ko déggee wala man su nekkoon man la ma nekk ci place am est-ce que man dina ma neex. soo xalaatee ba nga def réflexion boobu nga dugg sa xol génnaat di nga xam ne su nekkul Sénégal xam nga lan mooy problème bi kee la dal rek man sama yoon newu ci. ñoom duñ jël seen métuwaay prévention xamuñu ci zéro xamuñu ci. ñoom daal di tic au tac la ñu mën a répondre moo tax man damay lancer nañu xoolaat li ñuy dugal ci réseaux sociaux yi bu baax xam ñan la ñuy waxal xam nan la ñuy jëfee changer waat xol yi nag. mais nee nañ ñi ñu war a jàpp état bi ñu war a jàpp bari na de xanaa di ngay doxantu YouTube gis nga la fa am. gis nañ tamit kaaw Assane Diouf actuellement. heure yi dafa mel ni sénégalais yi dañoo xaftalu boobu déglu naa ko mais man je pense que. lépp ci yarin bi la. yenn mots yi wala yenn wax yi. waroo di ko mën a wax di ko teg ci deru nit wala ngay saaga wala di def yenn nga koy génn di ko fësal ay millions de nit di ko partager mi dem di wër àdduna bi lan la ñuy ñenn ñi lan la siiw wax lu bon ci nit yooyu je pense que lu ñu war a def ñun jamono ji mooy liggéey. ñu mën a atteindre émergence sànq bu may ñëw maa ngi gis mu ngi taw bay walaangaan yenn yi damay ne non dëkk bu bëgg a émerger du nii. foog ñu liggéey bàyyi yenn yi. wax bu bëri moo tardel Sénégalais dañuy wax matin wax soir wax heure bu nekk nañu liggéey moo gën. Paul Abraham waxtu bi jeex na lan ngay tàggatoo ak auditeurs yi ak sa mbokku des médias. li ma bëgg a wax mooy waa des médias nañu xam ne combat bi combat wu des médias yëpp la. combat wu des médias la
fu ñu war a dem ci yoon dinañ ko fa dem xeex dossier bi ba mu mat sëkk bu mu mat sëkk dara duñ ci dellu ginnaaw yotaa duñ ci dellu ginnaaw lu ñuy wax nag mooy waa D-Média ni ñu ñëw xeex bi seen xeex la ñun nekkatuñ fa mais ñun ñoom la ñuy xeexal nag bu ñu commencé dénoncer yu fa am ñu yëkkati contrat jox la suñu dénoncé waatee yeneen ba ñu dem ba justice mu xam lii ak lii la seen xeex la parce que ñun duñ fa nekkaat nañu génn takk seen fit justice santul Guèye Bougane du yàlla suñu wërsëg moo fa nekkoon jeex na wërsëg fu mu nekk allah kulli aali di nga ci jot te borom karaw bu ñuul dara tëwu la soo amee jom am fit am fulla comme Bougane nu mu ko amee ba am modèle la nag fu mu jógee ba fu mu yegsi waaye nag ñun ñii amul dara baa doola soo ko saraxul bàyyi ko yalwaanam doo ko këpp man ko nar a këpp sama yalwaan ma dem ak yow ba fu mu yem neex dañu bàyyi justice mu def yoonam lu ci des nag mooy waa D-Média xeex bi seen xeex la ni ñëw ñu xeexal. kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax ki lee di Paul Abraham Emmanuel Pouy bokkoon foofu la ca D-Média ñu doon waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni moo leen fa daal di jëlee di jaajëfal auditeurs yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel comme samedi bu jot 10h jàpp 11h émission bi tamit ngeen mën ko am ci www.rewmi.com ñetti w.rewmi.com ngir daal di koy mën a dégluwaat. kon Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité. Sénégal mosula naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ne siiw yem ci. Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ne siiw mos ci. Sénégal mosula naqari ndax lu waay di jaay nit a ngi koy jënd di may.